moo tax mu ne ñaari copains yi daal sa waay daal yóbbu na ci seen mbooy daal ci gàttal. mais bii yow yaa indi Gris. non bii fekk ma fi waaye nag Gris dafa mu nekk maa ko indi nag. yaa fa nekkuma fi j'étais absent. ñaari combat yëpp yàlla dogal nekkuma fi nag. ah bon ak Gris Bordeaux waaw. j'étais absent du pays. mais bon ñoo ko indi ñoo ko entraîné ñoo ko tàggat waaye daa fekkoon ñu doxi suñu soxla waaw. dëgg la bisimilah Modou xarañ Lo seen wàllu ndeyjoor ba tey comme d'habitude di ngemboo ngemb bu weex mais cette fois-ci daa mel def ci toftal lu ñuul ah. persévère ndeyjoor taxaw di déglu arbitre bi. Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass nekk seen wàllu càmmoñ moom tamit taxaw di xaar signal arbitre bi ngemboo ngemb lu jaune raar na trop nag li muy gis mbër di ngemboo ngemb bu jaune ah. c'est rare très rare ah. waaye nag lépp nag ay tegtal na làmb ngembol ngemb bu weex ngembol ngemb bu ñuul ngembol lagos tojtal ko nangam ay tegtal la ñu dem Mao Cissé c'est un Ndour comme arbitre c'est parti deuxième round gars yi salaamaaleykum gars yi li ñoo wax léegi mi ngi nii ah. te raconte waaw dóor sans bii nag fekk na quand même ñoom ñaar ñu léewtoo lu mat 5 minutes arbitre bi arrêté ko dafa avertissement verbal indiwaat leen pour ñu bëri arbitre bi sifflé rek Gris décidé daal di sànni crochet gauche laaw gauche yaa Mohamed ah laaw gauche bokk la crochet laaw c'est vraiment circulaire crochet c'est directement ah crochet en général bu jëmee directement du mooy mais boo laawee da nga may possibilité adversaire bi mu sëgg mu jàll donc Gris Bordeaux laaw na Modou Lo sëgg carrément kurpañ bi romb alors Modou Lo dóor fii li naan direct di crochet droit Gris Bordeaux pare ko sigi pare ba jeexuñu ba léegi mais Modou Lo à chaque fois day dóor ci kaw wàcc suuf c'est important nag loolu dina ci ñëw yéen ba tey pourquoi dóor ci kaw wàcc suuf affaire boxeur la. wàcc sigi fii nag gars yi dafa am lu fi xew lu ko touché fii nag mooy premier coup ba am importance bi nga xamante ne moom Modou Lo xarañ Lo dóor Gris Bordeaux touché mu touché ko dal ko ci arcade sourcilière mu ubbeeku match mais ba tey nag arbitre gisul fii dara bëre bi di continuer ah. fii direct di gauche bu baax la Modou Lo dóor nekk en garde important gars yi ki mën a dóor dama koy waxaat di ko répété mooy ki mën a moytu ndax boo duggee ci boxe discipline boo dugg mu sport de combat li ñu njëkk a jàngal mooy ni ngay moytoo bañ a gaañu ak ni ngay moytoo bañ a daanu ak ni ngay moytoo d'abord ba doog la jàngal li ngay def. gis nga ne Modou Lo dóor na direct di gauche bu dal mais mi ngi nekk en garde parce que boo yebalee loxo bii dafa war a nekk fii toujours. mooy moo lay aar fii yëpp doon na direct di gauche le crochet droit baa ngi fii bu ko defee ñëwee mën na ko fël et puis mën na réagir encore c'est important dóor ñaari loxo la bi bu demee bii dafay taxaw di denc pour parer wala pour fayu baam ñu dem Mao Cissé alors le coup est reçu dugg génn xool coup ba gis nga tu as vu le visage alors avec répéter moom l'entraîneur moom le monteur les déplacements waaw fii na ngeen gis ne kon Gris Bordeaux wàcc na song ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo toujours mi ngi sigi di xool adversaire am c'est important bu ñu la songee nga tiit wàcc di parax yi souvent da nga am détail mais tant que yaa nga nekk sago ñu lay song ngay xool sa adversaire muy dugg te wóolu nga sa bopp ne mën nga bëre tànk du am benn souci Gris Bordeaux fii dem na jàpp benn loxo ndeyjooram fii ci suuf jàpp pokotaanu tànk ki nga xamante ne mooy Modou xarañ Lo mais inquiété wul sax Modou Lo parce que bàyyi na ko mu téye tànk bi ça veut dire que ne tout simplement Modou Lo dafa wóolu bëre tànkam est-ce que 5 jours da ciy gënam déet rek loolu jar na xool ñu dem sigiwaat accrochage les coups vont pleuvoir ku yaa ngi jaxasoo dóor wàcc c'est important ça c'est bilimbaane Forman. gis nga Forman ni lay boxe. mais Moustapha Gris li mu dóor yëpp dara dallu ci non c'est amul benn coup bu dal attention voilà maintenant nag ci biir jaxasoo bi gis ngeen na Modou Lo mi ngi wàcc di siggi tant que yaa ngi bëre koo xamante ne moo la sut ngay wàcc suuf tout le temps Gris Bordeaux da yaakaar ne Modou Lo ci tànk yi la jëm donc il faut que mu wàcc te bu wàcc dafay toll ak moom donc wàcc jóg boobu yëpp dafay perturber l'adversaire bi nga xam ne mu ngay bëreel wàcc siggi dóor wàcc siggi donc yaa ngi koy souffler le chaud à le froid tey nga yóbbu ko ci lëndëm gi suba nga yóbbu ko ci guddi gi tey guddi gi suba bëccëg bi loolu dafay perturber un lutteur encore le combat est rythmé trop rythmé un rythme parce que pourquoi mu rythmé gars yi dinaa ci ñëw tuuti pourquoi mu rythmé fii la nga gis ne Gris Bordeaux am na benn moment d'inattention mu jàpp direct du droit bu jëm ci kaw ki nga xamante ne mooy Modou Lo en fin de compte kurpañ bi dalu ko ni mu ko wax dayee laal na ko mais amul efficacité parce que mi ngi koy xool te fente na ko à peu près tu n'appelles létal booy xool def na fente bii
sinon bu nekkoon nii fii la jëm bu defee nii fii la jëm donc Modou Lo sëgg na à sa droite nekk en garde ba tey ah xool loxo bi loxo garde la donc c'est vraiment épaule bi mu yëkkati ko loxo fii c'est important parce que en boxe dañ naan sa loxo bi nekk fii sooy dóor direct aussi day nekk fii pour barrer fii yëpp donc gis ni épaule bi barré na mâchoire bi barré na l'os bi mais direct du droit quand même bu baax boo xamante ne Gris Bordeaux sànni na ko fii direct bu extraordinaire la ngi nii ku nekk xam ne Gris Bordeaux il est très fort en direct et en crochet ñu dem alors 1 2 tout loupé fii tam gars yi dañ fi taxaw Gris Bordeaux doon na fii 3 4 coups yoo xamante ne dafa loupé pourquoi muy loupé parce que waajaa ngi wàcc bu ñu lay dóor fii boo wàccee mi ngi ci kaw coup yaa ngi ci kaw Modou Lo wàcc fii nag ne ko silip jël loxo ndeyjoor bi di dar ñaar tànk yi jàpp na benn tànk bee jàpp bële lii presque booy xool moo arrivé woon tout à l'heure ci combat mag Eumeu Sène buy loupé Modou Lo wàcc jël ñaar tànk yi mais Modou nag saa bu jëlee ñaar tànk yi nag peut-être ñi dañoo luur day reculer waat génnaat ci donc Modou dafay dugg di génn tout le temps xool bopp bi ñu wanoon ci dox mi ngi fii ci ndaxu Gris Bordeaux donc entrée bu extraordinaire Modou Lo dugg na à l'intérieur de Gris Bordeaux complètement Gris Bordeaux si ki taxaw tiim ko ay image dafa la ba tey ñu dem alors loupé alors gars yi loupé la feinte loupé feinté c'est pas possible. les feintes mbokk yi nag fii am na lu fi xew loo xamante ne arbitre bi ñëw na atte combat bi y a un brouillon alors boobu leer na nañ. Xaadim gaje gaa ngi. waa gars yi fii nag mbokk yi dañu bëgg a ñëw yéen fenn rek moment bi gis ngeen ne Gris Bordeaux dóor na ko bañ Modou Lo wàcc mu trébuché tout seul dem defi 3 appels arbitre di dugg arrêté combat bi yaakaar ne 4 appels moo am kii ngeen gis nag mu naaw nii daw songu Modou Lo ba aju ci kawam complètement moo toog nii di Khadim Gadiaga le président de l'écurie Énergie pour moom mbërëm daan na daw na ba sol sabadoram mbaxane ba naaw na daw na kott mbërëm te dara xewagul président yaakaar naa ne yeneen combat yi doo def nii defe naa Tafa léegi jeex na Tafa réalisateur mi ngi may dóor kon léegi président dafa mel ni kon léegi jeex na Tafa xaaral. ñu dem ba tey maaw may leen xoolal mbaxane ba maaw may leen du 10 minutes waay s'il vous plaît. maintenant ñu ñëwaat round encore beneen round crochet droit de Modou Lo regardez Moustapha Modou Lo jël na coup fii de jël na coup ba. xoolal ma combat bi xoolal ma combat bi adversaire xool toujours même rythme de combat gars yi mais désordonné. attention bi ñëwaatee ci round bu mujj bi ginnaaw bi la arbitre bi àtte nag combat dafa changé désordonné. pourquoi mu changé bagarre de rue. moom mooy Modou Lo ñëw na concentré wu na ci combat bi Gris Bordeaux ñëw na pour fayu parce que jël na ko gaañu na dem nañ faj nañ ko ñëwaat ñëw na pour fayu na ça fait mal. ñu sifflé rek Modou Lo gis nga mu ñëw crochet droit c'est important mu def ko ñaari yoon contact di am léegi nag fii Gris Bordeaux luppé na ay coups ba pare di tenter action léegi nag nga xoolal action bi léegi Modou Lo am na fii loxo càmmoñam kor na ci Gris Bordeaux Modou Lo am na fii loxo ndeyjooram jàpp na ci biceps bi donc nga gis ne kor na ko jàpp na ci biceps bi ñaari jàppukaay la yoo xamante ne dafay permettre mbër bi mën a xëcc morom bi fàqat gis ne kon Gris Bordeaux mi ngi dem Modou Lo koy fàqat pour dellu ginnaaw bàyyi ko dans le vide parce que Modou Lo mënu ko yenu Modou Lo mënu ko xar nga pen buddi ko lu mën travailler ak moom déséquilibre ci déséquilibre boobu nag dañ jëm te déséquilibre dafa am importance ci combat moo ko terminé ñu dem xoolal déséquilibre gars yi le recul de Modou Lo fàqat moo ko jeexal. chute clair. ñu bàyyi leen ngeen dem xool rente bi crochet droite le rythme ñëw contact si Gris Bordeaux 4 coups de poing loupé waaw mais am na bu ci dal Modou Lo de bu njëkk bi. mu ta ñàkk voilà fii mooy 4 appuis. lii ay enchaînement la yoo xamante ne c'est extraordinaire mbokk téléspectateurs yi noonu la kat la ki nga xamante ne Modou Xarañ Lo le roi des arènes daana Gris Bordeaux le champion de Fass jël bu set wecc ba amul benn werante